L'histoire d'Amé Ndiaye ressemble à celle de nombreux abandonnés de la vie, de ceux qu'on rabaisse, que l'on regarde avec mépris, jusqu'au jour où ils finissent par surprendre tout le monde. Dernier au départ, derrière tous les autres dans la compétition, mais premier en volonté. Amé n'avait ni les moyens, ni l'aide, ni même un cheval comme les autres concurrents. Son seul ami? Un âne fatigué, venu d'un autre village. Et pourtant, malgré les moqueries et les regards critiques, il décida de participer. Pas pour gagner, mais pour se démontrer à lui-même qu'il en avait la force. La course fut longue. Il termina tout dernier. Pourtant, à l'arrivée, contre toute attente, les organisateurs, touchés par son courage, lui donnèrent une grosse somme d'argent et un terrain. Cela rappelle que parfois, la victoire n'est pas dans la rapidité, mais dans la détermination à continuer sans abandonner. Ironie du sort, après son succès, sa propre famille, qu'il avait négligée, voulut soudainement le récupérer. Quelle honte! Là où il y avait du mépris, il n'y avait maintenant que de l'intérêt. Mais la plus grande leçon vient d'Amé lui-même. En colère contre son âne, qu'il pensait responsable de son échec, il voulut le frapper. Puis il s'arrêta. Il croisa son regard, et comprit, ce n'est pas l'âne qui l'a freiné, mais la vie qui lui a appris à avancer à son propre rythme, avec foi, patience et courage. Et pour plus de détails, on va écouter ses propos. maa ngi lay déglu waa Sénégal laa yàbbul moom nan ma dimbali ngir jëmmi Seydina Mohamed nan ma dimbali ngir jëmmi Seydina Mohamed yaayu Amé Ndiaye am salon à coucher Amé Ndiaye ñu fondement ko terrain am na ku ma woo tey xol bi jeex lool mu ni ma may naa ko 20 tonnes ciment Saliou Global Business envoyé na ma njëgu 1 tonne ciment am na jullit ju may envoyé benn waaye gars yi xeex la leen ñu ci jirim bi daa bañ a dem xeex la leen ma ci jirim bi ngir jëmmi Seydina Mohamed ak ndeyu daaraam bii jàpp na sama loxo ba mu dugg néegam ndeyu daaraam bii ñun ñëpp nañ ko xeexle fukki at la nekk ak xale bi te buñ ko taxawul heureusement ba maamam ji ku dëggu la ndax pexe yépp bu sotti woon am na kenn ku ma woo ci mbokk gi ni ma dëkku maamu Amé Ndiaye dafa am gàmm gu fa am bu ñuy dem duñ fi bàyyi xale bi waaye pexe yooyu sottiwul ndax la sama yuuxu bii ma nekk ci internet numéro baa ngi noonu gars yi yaayu Amé Ndiaye nan ko dimbali gis nga démb yaayu Amé Ndiaye yaakaaram dafa tas démb dafa togg añam suur ceebam bu doy jël benn néeg boo xam ab pantere la taal fa cuuraay teg fa mat la ba tey ganam yi dugguñu fa ba tey ganam yi añuñu añ boobu kan moo leen dévier yow nit nekk sa kër fukki at papa ñëw di ko seet si waa dëgg la ku dem say bokk waxtaan ak ñoom ba pare ñëwal ci ki yoroon sa doom sooy gis sa doom ci ëttub Awa Mbaye la jekke woon xaw ma lu dugal ci rafetal gii ba jural la lii waaye jëru santer nag xam nga kan moo ko ragg tey maire bii dugg ci live bi taleeral bi bàyyi boo nga sant ko bu baax te gërëm nit da ngay mën a jël say responsabilité am na fu muy toll yaay taxaw nag assumé nga wax yow sa doom nee nanu dangaa ñëwoon di ko laaj ca ba muy gone ñu ne la xale yi xamuñu fu mu ne bu dee man la doo ko gis nga dem ba mu feeñ ngay laamisoo looy laamisoo Amé Ndiaye bu du woon Ndanane TV kon ba tey rek mu ngi dundi kumpa jaraa bot Ndanane TV équipe bi ma àndal xale yooyu nga xam ne ba tey jii may wax ak yow ñu ngi nii ci bureau bi ñii di tapoter ñii di partager ñii di defar ñi ma sekk ñoom ñoo ma gën a poussé ci xeexu Amé Ndiaye bii te nag dama leen sàcc wax leen benn mbir am na yu sew yu nekk ci biir yoo xam su ma leen ko waxoon seen loxo dar seen gémmiñ xeetu xëb lee ngi ci de waaye ñu sëñ maam Cheikh Fall moom sëñ Modou Ablaye Fall Ndar mooy sunu sëriñ
sëñ maam Cheikh Fall mu sëñ Modou Ablaye Fall Ndar mu sëñ Ablaye Fall mu maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babul Mouridina ñun mooy suñu sëriñ. ëf du ñu daax xale bi la ñuy taxaw pour soutenir ko xale bi la ñuy taxaw ngir jàppale ko te tey jii sax laay soog a tàmbali tey. salaamaaleykum wa rahmatullah. mami awma tuut. wooy alhamdulilahi rabbil alamin parce que Momo dafa xëy tey ci suba Momo ngi ci biir sax nag. waaw. fekk dañ lay wax jërëjëf 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 di la wax massa coono di la wax ne yaa rabbi mi nga xamante ne moom rekk mooy benn buur bu màgg bi mën a fay yàlla na la fay sa coono bii. c'est que loo jëmbat di nga yendu ak keram ba mu des doomu aadama. loo jëmbat rek di nga yendu ak keram ba mu des doomu aadama ndax nit amul jërëjëf te dama naan waan fi mu toll nii dama commencé di gën a tiit xam nga lu may tiital. mooy dafa mel ni léegi bëgg lu baax mooy coono mais fekk yaa ngi bëgg safaan doo am coono doo am stress kenn du la lijjanti. ndax damaa yaakaar ne yow fi mu toll nii da ngaa mérité woon tey ñun ñëpp ñu àndandoo ne la jaajëf jaraa boot comme ni ko lébu yi di waxee waaye nag lu mu ci mën di doon da ngay am ndama. li tax bi ma duggee may reetaan mooy Momo daa xëy yéema tey ci suba teel ne ma baal ma àq te maa ngi lay baalu di baaluwaaleel sekk ak dërëm ma ko fekke woon ma ne ko lu tax mu ne ma ndax si gi ñu woon nga ne doo baal ndaw si ndax du ko baax ma ne ko ngeen téye ma di ma baab di ma baab di ma baab di ma baab te bu ma ko yëgul woon it du ma ko wax dama koo yëgoon rek moo taxoon ma ne woon baal naa ko waaye xamoon naa ne du koy soppeeku ndax nit du am ñaari jikko. dugg na kër maire bi ba génn fa te nuyu ko. waa déggoo li ma la wax c'est-à-dire moom qualifié nañu fi mu ñu bëgg a qualifié ba pare ni mu ñu ramassé keroog noonu la continuer dafa xam ne mami du ko ñuy affronter rek mu reculer mais li mu doon wax yëpp gëmu ci dara. te yow sa bopp leeraloon naa la que ne gëmu ci dara te moom moo xam ne li mu doon wax gëmu ci dara moo tax tey moom moo xëy ne ma baal ñu àq maag sekk ak ñun ñëpp parce que xamoon nañ ne lii la gis nga vidéo bi ma def ne lu sotti am boroom. wallahi lazim lu sotti am boroom. man sekk ba léegi dama continuer baaram yi ma bokkal plateau dañuy waxtaan ci santé mentale barki démb mu ne. dafay jël benn affaire mu tënk ko mu ne xoolal tey Ameth Ndiaye mi nga xam ne dafa jëloon yaakaaram yépp def ko ci mbaamam mi jóg jël mbaam mi dem na day jongante ji tey perte boobu mu naroon a perte tey mënoon na ko topp ba illaa yow mi dini ndax mbaam mi dawul ci course bi loolu mënoon na ko topp ba li nga xam ne daf koy perte loo estime en soi su màggee ma ne ko nag kaay ma wax la ci xew lépp ci laa la sax jaajëfale yow mi ci tale ma ne ko kaay nag ma wax la ci xew lépp Ameth Ndiaye binduwut Ameth Ndiaye demut heure Ameth Ndiaye bokkutoon ci course ba borom bi la neex mu waroon ko feeñal ko mu jaar ci sekk ndaanaan gis nga li ma la wax keroog ne la du ma gërëm ki xamb taal bi te ki taxani woon toog du ma ko def man su may gërëm yow mii laay wax ak ndayu daaraam ji ma ne leen man duma ca dara dama demoon pour jàppale ji sekk ndax sama frère la nit ku baax la te man ku ma xam-xam ne ci social kese laay dox ak ku ñuy néewal doole mais trop c'est trop gis nga kayit gii fii nga ko teg nii ci sa bureau bii bu fi génnee na dem ci ruq boo xamante ne yaa ko fay teg bu fa jógaatee sa loxo bii moo ko fiy jël bu ko jox ma Jean bu ko jox ma Paul téye ko ba pënd bi wuri parce que nag actuellement mbir yee jaxasoo gis nga bu terrain bi amul woon million génnul woon coow du am bu fekkoon ne dangaa feeñal Ameth Ndiaye ay 50 francs di génn ki 100 francs coow du am gis nga dafa am lu ma wax moom moo tey ci suba ma ne ko yaayu daara ji du nit ku ñàkk fayda de ma ne ko dafa digne te am personnalité te xam ne xale du ko fekk ci biir nit di ko affronter muy tontu ma ne ko waaye su ko fekkee këram dina gis buy te dina dégg buy ndax nag dem di ak nit ki ba biir këram trop c'est trop te xale bi ñu ngi koy subir loo actuellement ay traumatisme yoo xam ne daf koy topp ba keroog muy nekk mag daf koy topp parce que déjà nga ñàkk sa waajur moomoo ngi nii fajar teel la xëy tey di ma baalaa nga ñàkk sa waajur ci bi ngay xale man mii di magum jëmm ñàkk sama waajur ci septembre bi daf ma topp ba léegi nii yow ngay xale bu ndaw ngay xale bu ndaw nga ñàkk sa yaay ngay xale bu ndaw ñu séparé la ak sa sœur
ngay xale bu ndaw sa famille yaay di defanteeg sa famille papa. gis nga man ba tey ci suba bi Momo di ma wax parce que man Momo moo ma wax lépp ba tey ci suba bi ma Momo di wax mënuma woon a blâmer papa ji. déedéet xam nga lu tax papa ji man ak yow dañ ko jot mu wax li mu wax. ma rafetlu ko gërëm ko sant ko ñaanal ko donc mënuma woon a gëm ne am na leneen lu ko war a mën a soppiwaat ci ginnaaw. yow papa ji bu ñëwee Thiès yow mi dem nga ba insister ne ko naa la yónnee kon paas nga ñëw. dëgg la. te soo ko doon def doo ko def ci xaalisu Ahmed Ndiaye ci sa propre poche nga ko doon def ndax li ngay defal yàlla ci suuf moo ëpp téeméeri junni yoon. nit ñi nañuy reconnaître kiy def te yàlla tax. yow mi sonn nga ci trop pour mu ñëw. kon moom jàpp naa ne du ñëw ba egsi muy teggi kàddoom ci gor ndax ba ñu ko xañee doomam dafa demoon toog te bu dul woon yow mi du gisaat doomam. dëgg la. wala su koy gisaat du ko gis ca condition ba ko neex. beneen bi mooy dégg naa ko wax ne waaw toppatoo nañ professeur prof immature gis naa ko mu ne te li mu wax dëgg la parce que daf ne ñépp a ngi wax ci lu war a mën a dimbali Ahmed Ndiaye ëllëg mais lan mooy avenir u Ahmed Ndiaye. waaw. fekk ma jàpp ne ñoom bu fekkonte ne avenir u Ahmed Ndiaye ñor na leen. ñoom du ñu fi nekk di xëccoo kayitu kër waaye dañuy xëccoo nu ñu def ba mu dem jàngi. kenn ci ñoom lijjantiwul ban saar la Ahmed Ndiaye toll yow yaa ko lijjanti. sabisma fukki at. xanaa ñun ñii defantu ci internet bi rek romb nañ foofu. 10 ans sabisma dañuy téye doomu jàmbur yi te duñ leen jàngal bàyyi xale bi ci kër gi muy dem ak a ñëw Ahmed Ndiaye booy xool temps bi muy def ak mère bi moo ëpp téeméeri junni yoon temps bi muy def ci daara ji kon mooy jàngaluñu ko. mais nag dama ne gis nga dëgg yàllaa ko moom te buy génn kenn du ko téye. maire bi wax sànq mat nañu waajur ñun ñëpp mat nañu kilifa ñun ñëpp te gis nga lii mu wax du lu ñuy dem di wuti ku koy traduire du lu ñuy wut ku koy tekki du lu ñuy wut ku koy leneen lu leer nañ la ci nopp la ci gémmiñ la génnee ci ay nopp la dugg xela ko nangu te xam nañ fa mu bëgg a waxee ba jëli nañ lu mu waxagul c'est que këyitu kër gi bu mu dem ci loxo ku yàlla dund. dem fenn ma incha allah. këyitu kër gi mooy problème bi këyitu kër gi bu mu dem fu yàlla bind ndax xam nga lu tax su këyitu kër amee tey grâce à yow la ka teggi 1 million xamul Ahmed Ndiaye Seck ndaanaan la xam. ñu joxe xaalis bi xamuñu Ahmed Ndiaye xamuñu bàyyi Ahmed Ndiaye Seck ndaanaan lañu xam. kon lu ñu ci joxe lu nekk jëmmi Seck ndaanaan a tax ñu joxe ko. te gis nga xale bu jigéen boobu noonu benn ñebbe ci cin. moom pareegul de. dina pare nag. pareegul de. xam naa la bu baax xam naa ne maak yow yam ëkku kel lañ tiituñu ngelaw mais dama lañ wax ne la pareegul ba bu ëllëgee su ma dellu si waatee fii dinaa wax sénégalais li tax man la pareegul. gis nga kooku ngaf-ngafam ak ŋapp-ŋappam ak rajax-rajaxam dafa tàmm di dugal famille bi ci erreur ñu di ko topp. dëgg la. gis nga kii moo ruy laax bi moo nëbbu kook yi. li ma mën a waat mooy du début à la fin bi ba bi ndaw si faatoo ba nëgëni si moom moo nekk ci diggante bi mooy wax mooy décider mooy dogal daf ko tàmm gis nga autoritaire am daf koy jéem a jaay fu mu dem boo seetloo bi mu duggee ni mu ñu engagé te xamul na ñun ñu fi fekk moos kuy taal géej di nga bàyyi ñax mu wow. ñun ñu fi fekk ñu mën ko lijjanti ci benn seconde lem kooki laafam mu dem toog. bu fekkee ne na kayitu kër gii moo tax ñuy tëbaka dal du terrain bu ñuy jaayaat. mais mami. mbir mi mais yaa ngi dégg maan sëb la li ko mën a nga ji bi man kan moo leen woo Thiès laa bëgg a xam parce que papay xale bi muy ñëw Thiès ak magam jooju man maa ko yëgoon ak sëriñu daara bi ak Awa May. xam nga dafa am lu ma la wax dama ne la. waaw. xam nga sànq dama ne la mbir mi am na leneen lu nekk ci biir te nañu xaar yeneen ak yeneen dina génn du keneen sëriñu daara bi la sëriñu daara bi mi ngi wax ak ñoom wel. moom. am na lu muy nëbb ci digganteem ak ñoom bu ñu bokkul benn itam xëy na dañ koo dénkoon te bëggut a tebbi dénk ba. mu ne xaral bu ma kenn dugal naa leen woo ñoom ñu ñëw toog ndax nag kaay ma wax la dara gone gi ku menacé nga teg say dàll. waaw xam nga ñun danoo miin caméra miin micro te miin baboon gone du ñu tiital mais gone gi saf na làmmiñ ñaawle na ko dangle na ko dina la wax jaajaani bor sa njaay. fa mu leen napp ba téye leen fa bu ko xam. bu ko xam de. dëgg la.
parce que nag kaay ma wax la dara xojam bu xam ne dama ne ginnaawam parce que am na beneen femme bu nekk Europe mi ngi may woo naan ma ñun ay kër tiitaluñu te waxagul waxi kër de ay kër tiitaluñu bu dee loolu jox leen ko bàyyam mu wann ko mu lekk ko te waxaguma dara man. waa xam nga ki jëluy jooy nag moo xam ku dee. xam nga ki romb miirub armeel ne der di yuuxu moo xam kañ fa suul. wax dëgg yàlla. ndax su fekkente ne moom nee na ñoom kër tiitalu leen. nañ wan na kayit gi nañ ko taal nañ ko teg leneen xam nga lan mooy problème bi gardeel sa ay preuve te toog ndax mbir mi yoon dina ci amu yoon. maa la ko wax. mbir mi yoon dina ci amu yoon te boo coupé léegi bu live bi daggee dinaa la wax bu ci yoon bi amee yoon. xam nga man fan laa taxaw. wax naa ko ci njëlbeen bi bi ñu demee ba war a defar kayit gi. ma laaj turu xale bi. kenn mënu maa wax turu xale bi nga xam ne moo na ci kayitam kenn xamul. oui mais est-ce que tuddee wuñ ko gars yi. man lu ne dégg naa ko béy di kii naan ma Assane Diaw kii ma ne leen xolal kii bëri na tur torop. mais tante ji bi mu fi duggee joxe na ñeenti sant joxe na Mbodj joxe na Thiaw joxe na nan. Jàllo papa ji dëggal tantam jooju man woo naa ko téléphone ci jour bi may lijjanti kayit ni ko nu mu sant mu ne ma Gassama waaw Gassama la fi joxe woon Gassama Jàllo ak na ko man mu ne ma Gassama man ko nu mu tudd mun ma Baydi ma ne ko tuddul Baydi mun ma Baydi Gassama la tudd Seck man xam naa li ma la wax ma ne waa baax na ma coupé woo papa xale bi muy duwaa ci boppam duwaa ni ma xaaral ma joxe sama numéro mag ki nga xam ne moom laa tudde Baydi kooku moo denc ay kayitam kooku bi ma wooyee bi ma joxee kayitu Baydi maag sëriñam ñu ngi taxaw nii extrait bi ñëw sama téléphone ma liir ko maa ko envoyé sëriñam ma ni sëriñ bi. gannaaw ko nag extrait bi ci man la jaar ñëw. man kayit gi balaa génn sama loxo ki ma envoyé extrait bi naa xam kan la ndax kat damay bañ ñu jox ma doomi Mami Linguère ma def ko ci kayitam suba. am na woote mënu nga maa woo man la bind ci nangam Mbàkke waaye yow Seck xam nga lu ma jaaxal. waaw mun daa am lu ma la bëgg a laaj entre ma ak yow. waaw. léegi lan moo taxoon moom sëriñ bi rek bëgg a ñëw jël si kayit di bëgg a déposé ñee ca kër ga ñoom ñu toog xaar ko moom mu ñëw jël ko demaat yóbbul leen ko. ah boobu de ndate nga ca kër ga ak ay mbokkam sëñ bi ni ma wax ma foone ma fekk si la ma ni ko man yëg naa ne Papa Amé Ndiaye mi ngi fi kon àndal ak moom ngeen ñëw bureau ak Awa Mbaye mu ne ma ñoom kat ba ni sumb mbir mi nekku leen fi te xamoo leen te maa joxe sama photocopie carte kon ñoom duñ ñëw man maay ñëw ma ni ko boo dikkee doo jot te doo xam sax fu ma ne waaye jant boo ma paasee Papa Amé Ndiaye mu xamal ne ma yéen a ànd ma laaj leen Awa Mbaye nga ne yéen a ànd bu ngeen dikkee ngeen ñëw sama bureau ñu toog ñu waxtaan ca laa ko mujjee déggee ba tey ma jël sama téléphone woo Papa Amé Ndiaye ci saa si ni ko sëriñ bi de nee na mi ngi ñëw ci man jël si kayit gi mu ni ma mukk Seck mukk dañuy waxtaan te pareegunu kayit gi daal téyel ma ko foofu lu mënti xew téyel ma kayit gi foofu fekk xam nga lu ma naqari wax ji dañoo waroon nekk à huis clos man ak yow ak moom moo kon wax la lu gaaw xoola samay pettaaw la at ci nii maa ngi gis yu dañ njaroos et Seck man kayit gi léegi benn solution laa ci gis mooy kayit gi dañ koy sele ba Amé Ndiaye am 18 ans. ah loolu de moom moo taxoon ma ne laaj bi tey gars yi maa ngi laaj seen xalaat. non kayit gi dañ koy sele ba Amé Ndiaye am 18 ans. soo Amé Ndiaye amee 18 ans su koy may yaayam. huissier bi. waaw. moom dama ko wax li xew ci mbir mi yépp. waaw. mu ni ma jox ma photo extrait xale bi. jox ma carte d'identité yi ko représenté. benn original ba. moom huissier bi mu téye ko. jox ma yeneen ñaari original. ma def 10 photocopie laa def. waa léegi man renforcer naa la sama avocat ndax man sama avocat dama koy fay rek mu tëdd pour en cas ku may tooñ te kenn tooñatuma léegi man renforcer naa la sama avocat man heure bu ko soxlaa. kon jeex na Amé Ndiaye daal moom bu soobee yàlla am nay bàjjan am nay mag am nay bàyyi ci réew mi. moom jàng lañ ko sant na dem jàngi. mais na dem jàngi boobu tamit nañ ci waxtaan bis ni ki tey. waaw bismillah.
mooy Ameth Ndiaye na dem ci internat boo xamante ne dootul nekk accessible à tout le monde ba ko jóg mën a jot ci moom. waaw surtout. maire bi bëgg na Ameth Ndiaye ñun bëgg nañu Ameth Ndiaye te Seck. waaw. ñun actuellement dañoo am mission bu rëy xam nga lu tax dinañ fi xëy jiñ ñu fi 10 millions bindal denc. dëgg la. dinañ fi xëy jiñ ñu fi 20 millions. fi mu ne feeg déwén moom maak yow man sama mbege gii nii fi mu ne dama koy denc feeg déwén moom moo xam na ne mbege gi dama ko naroon a changé waaye mbege gi dama koy denc ndax mbege gi fi mu ne moo ko changé xaalisu Ameth Ndiaye laa koy jëndee. yaa ma ci gën a dugg ndax yor nga mbege moom samay tànk la ak jakartaay rek bu soobee yàlla maa ngi samay tànk ak jakartaay rek ba ci kanam. kat bi sànq lan ma ko may Matar weñ jee ma ko may ab jaaykat bu naan Matar weñ gi. wuy ma weñ gi bind ko ci kaw wuy ma bindal weñ gi ci kaw bind ko ci léegi. waaw. léegi problème bi mooy. Ameth Ndiaye la dem ci internat. waaw. internat bi muy jàng alxuraan français ak anglais. surtout. yaayam nday daaraam ji ñun dinañ ko renforcer nekk ay nday daara bu weer bi dee dinañ génnee lu ñu am ñun ñëpp teg. waaw. à partir de tey ñu wutal Ameth Ndiaye ay marraine d'office. waaw aywa jàpp leen ci waay. waa dama ne xam nga man moom waxantu daf ma ci dut fekk. maanaam moo daf maa yee tey daf maa yee ne ma allahu akbar yaay nga jumaak Seck ma ne ko du yéen a ma doon jubóole. bi ngeen may jubóole man xamoon naa ne ab wengare ngeen ma doon jubalee ab kulu naa xola gis nga 22 ans yooyu teg ci ñaari 22 ans muy 66 ans. déedéet mag la de. yow tamit yow Seck doo ma bàyyi. ab jeeg la envoyé woon na ma photo gaaw dindiwaat ko waaye photo ba ma gis mook sama yaay bu ko sama yaay magee ñoo maase. waa Seck sama réception maam Cheikh Yaaba mi demaloon sëñ Modou Moustapha ca guerre ba réception wam. waaw. Fatou Diallo ngi woon ci ginnaaw moo doon def te lakk beñe coppati yi moo ko doon lakk ak kii moo tëye woon bouquet fleur bi tamit bi ko sama maam sànnee moo ko capté woon dinaa la yónnee photo bi wuyu ba pour dindi stress bi nit ñi dañoo stressé ndax nit ñi nii léegi dañ koy utal ay marraines. waaw surtout. marraines yi chaque fin du mois balaa muy dee dinañ leen taxaw ñoom ñëpp li ñuy joxe ñu versé la ko nga fay internat. waaw. yaayam na muñ tuuti ñu toog waxtaanee ko xam nañ ne séparation bi dina metti mais du nekk séparation carrément mais dafay dem ci internat bi dem jàngi. Ameth Ndiaye actuellement ak âge bu mu am dañ ko sas. waaw sas nañ ko parce que Ameth Ndiaye dafa war a atti am penc ëllëg. atti am penc ëllëg mooy Ameth Ndiaye dafa bokk ci famille bu doy waar donte suñu famille yëpp a doy waar ku ci nekk ci ñun am nga sa bosu bopp bu la doy. dëgg la. ndax famille Sénégal nag gémmiñu nguuraan la bëñ bu ci yanqul ma ngay kalaj ji yaay xool bi ci dëgër nga sàqanee ko muñal bi ci des ba suba nga jëlaat ko. waaw. mais Ameth Ndiaye dafa war a atte ñaari famille ëllëg. donc Ameth Ndiaye jàng ak yaru moo ko jëkk. ku yaru la nag. non yaru gi dafa am benn photo boo xam ne duma la ko baal mooy bi ngeen taxawee ci terrain bi vraiment dafa am ku wax tey ne normalement jooy ba wadd ci regard bi mais. man mi nga xamante ne yàlla daf ma may sama liggéey may jàngat boppu doomu aadama dama jàngat ci regard bi lu doy waar. ndeysaan. mais yaayam nañu comprendre que ni baax rek la ñu bëgg te Ameth Ndiaye moomatul bañ a jàng mais en même temps Ameth Ndiaye dafa war a génn ci environnement boobu. waaw daa war a bàyyi mbaam yi. parce que Ameth Ndiaye actuellement dafa nekk koo xamante ni fi mu ne ñi koy rëbb dañoo bari. xoolal Ameth Ndiaye. moo ñu war a dimbali bàyyi mbaam yeeg lépp fi ne nii jur gi la war a wax dem jàng. non mais bàyyi mbaam yi du moom moo koy defal boppam ndax ndawalu bor moom lu mu duuf day ratax. waaw dëgg la. xamal ne Ameth dafa amoon benn angoisse bu nekk ci moom te xale la muy wut fu mu koy nëbbee fekk li nekk ci xol ba di ko diis bu nekkoon ci oom borom du taxaw ba julli. Ameth Ndiaye amul maternel bi ko mère bi jox. loolu moo tax sànq jiwul mais sinon xale bu doon dem la. waaw mais mami. boo demee ci reportage yi ma def sëriñam dane Ameth Ndiaye taalibe bu doon fàq la di dem. xam nga Fatou Diallo ak làmmiñam bu rëy bi moo fi njëkk a wax ne bu daan taxawaalu ji. dinaa la décortiquer waxam ji moom benn par benn. en sociologie dinañ wéet ma ak yow ma décortiquer la waxi Fatou Diallo gi. waaw. doxalal mu ne Ameth Ndiaye da daan lan. sëriñ bi nee na Ameth Ndiaye daraan fàq xale bu daan fàq lan di koy ndongo daara moo ko daloon.
waaye yàlla dogal mu gisanteeg maire bi bëgganteeg moom maire bi nungu ko. sëriñu daara bi ñëw ba ci maire bi ni ko gannaaw ba Ahmed nungu na la. man nañ koo bàyyi mu nekk fii sa kër bu jàng jotee mu ñëw jàng si. loolu moo indi Ahmed Ndiaye kër maire bi bu jàng jotee mu ànd ak doomi maire yi dem jàngi ca daara ji bu wàccee ñëw sangu añ gontu wàcc ñëw tëdd maanaam kër maire bi mooy kër Ahmed Ndiaye ca la Ahmed Ndiaye jaare bàyyi faax ba fii may wax ak yow maire ba fii may wax ak maire baa ngi naan ma Ahmed de man damay tiit sax mu jekki-jekki rek faax. non du fàq bi yoon xam nga lu tax du fàq bi yoon. amour bi mu am ci maire bi moo rëy mais su ko amul woon day disparaître. waaw. te mu ngi nekk ci centre boo xamante ne bu fàqee xam nga Thiès dafa neex a fàqee ndax Thiès moom boo fàqee Kaolack ngay teeree jee mbaa nga fële jee yoonu Louga wa jëm beneen côté ba te Kaolack boo fële jee mën ngaa talarani ba ngaa Gàmbi mbaa Tamba. donc nañu xool bu baax fu ñuy teg seen tànk ak fu ñuy teg seen loxo. Ahmed amour bi mu am ci maire bi moo rëy mais bu dul woon amour bi mu am ci maire bi day dem yoonam. parce que production bi dafa diis ci moom te boo ko gisee xam nga am na ku koy tooñ naan ko yow da ngaa am sax temps parce que xel mi moo dal. dëgg la de. mi ngi toog ci watu maire bi di manipuler téléphone am mi ngi toog ci watu maire bi donc xel maa ngi dal xam na ne actuellement am na ñu ko bàyyi ay xalaat. xam na ne am na ñu ko bàyyi xel xam na ne am na ay nit yu ko assisté. léegi nag ñoom su fekkente ne dañoo gis benn mborode soo suñu jox maire bi su fekkente ne dañoo gis toq diw boobu ñu ko jox wala leneen ñu jàpp ne xëy na maire bi moom moo ciy bénéficié wu. waa léegi démb ak barki démb ba muy sang Ahmed Ndiaye di jënd saaboom di jënd ay dàllam di jënd ay mayo ndax yow demoo fekk Ahmed Ndiaye mu rafle. léegi mami. nan déglu sëriñu daara bi li mu waxoon ci benn ko interview ci Ahmed Ndiaye. bismillah yow dañ laa xamul buñ la xamoon duñ jëflanteeg yow façon bu salte bi. parce que Ahmed Ndiaye dafa nekkoon taal bi moom comme taal yu ruumee si daara rek lii mu fàq dem lii mu dem kii kenn du ko def dara léegi ba yàlla def nag lii bu demee day ñëw si kër gi am benn bis ma ne comme te léegi day dem dama ko jël loo ko mbokk yi instant la sama mag bi ma daal di koy woo ma ne ko dem aw bu waa fu dëkk bi comme fii daanaka day dem léegi moom ma diite kii lépp loo xamante ne dafa nekk sa ndongo kii sa doom la dem sa deret la boo ko indi fi sa kër lay nekk boo ko bàyyee foofu sa kër lay nekk kon nga téye ko foofu rek yàlla def na ko pour naan macha allah ginnaaw bi nga jékk nekk fii nag lii nag am benn jour nag moo xoolal jaaci nga bii ko jékk macha allah xam nga mooy seen am mursal bu ma ko waxee loolu mu ne léegi comme que Ahmed Ndiaye yàlla dafa xiirtal mu nekk si këram naa ko bàyyi ñoom ñu daal di koy aaki mu nekk si nekk seen doom ñu daal di nekk ndey daaram macha allah ñu nekk ndey daaram léegi mu fi fanaan di fi defee léppam lenn rek moo koy andi si daaram mooy bu heure jàng jotee mu ànd ak ay doom mu ñëw daara ji daal di jàng foofu bu wàcc jotee mu daal di wàcc ñëw añ si fii mu dem gont bu guddee mu daal di ñëwaat fii bu guddee rek mu daal di fanaan si fii macha allah noonu la nekkee ma ne comme que noonu la ko yàlla defee yow yaay si Ahmed Ndiaye dafa nekkoon taal. maam yaa ngi dégg. ci dégg bu baax Seck. wax ji kay leer na léegi lii kon coow moo naa bañ a judd te xam ni Ahmed Ndiaye moom benn ndey la amoon ci àdduna benn bàyyi la amoon ci àdduna muy ndeyu daaraam ji. waa Seck. ma laaj la benn question ñuy seetaan yaat ñi ñuy seetaan ñëpp. waaw. koñ ba ñaata kër ñoo fa nekk. bari na. lan moo tàggat Ahmed Ndiaye ba teeral ko ci loxo Awa. yàlla. lan moo tax bi muy feeñ ci Awa la feeñee. yàlla. xam nga mënoon nga dem kër Awa di ko seeti ñëw fekk ko xëy na mu yor beneen comportement ak Ahmed Ndiaye su boobaa tag day feeñ ci ñun ñii. dëgg la. waaye xoolal connexion bi ni ko yàlla dogalee xoolal connexion bi ni mu demee ñun ñi ko doon seetaan gëfu ñu jinne jàpp ñu nee naan la miin nañuy caméra te xam nañu micro te dégg nañ ay wax ay waxaloog lañ booy wax ñuy xam fi nga jëm
c'est parce que kon dafa fekk ne awala yàlla tàggat ne ko Ameth Ndiaye mii day ñàkk yaayam ci bu ko juree ba noppi waaye yow mii la koy tàggat teg ko ci sa loxo yaa ko war a gunge li des ci àdduna moom. dëgg la. bu ñu xañ loolu xale bi. billaahi. léegi buñ ko xañ. mami. waaw. nañ jël Sénégalais yi par une minute ñuy wax seen xalaat. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos. Dans une société où les valeurs humaines se dissipent souvent devant les intérêts personnels, la question de la reconnaissance devient essentielle. De plus en plus de gens avouent ne plus vouloir aider, surtout quand il s'agit des enfants de la rue. Ce constat, amer mais vrai, se base sur de nombreuses expériences difficiles où le bienfait n'a pas été reconnu ni respecté. Pire encore, une fois ces enfants sortis de la pauvreté, ce ne sont pas toujours ceux qui les ont aidés qui sont célébrés, mais plutôt des familles biologiques qui, après les avoir abandonnés, reviennent les réclamer sans aucune honte. Ce phénomène révèle une réalité troublante, le manque de gratitude et la mémoire courte. Beaucoup de gens qui ont donné leur temps, leur énergie et parfois leurs ressources pour sauver un enfant de la rue se retrouvent ignorés lorsque cet enfant réussit. Tout à coup, ceux qui l'avaient rejeté deviennent les vrais parents, les vrais proches, souvent seulement pour profiter des gains de sa réussite. Comment ne pas se sentir trahi? Comment ne pas perdre foi dans l'idée même d'aider les autres? Ce manque de reconnaissance n'est pas seulement blessant, il est décourageant. Il pousse à l'indifférence. Beaucoup finissent par se dire, à quoi bon? Pourquoi investir dans quelqu'un qui, une fois sorti de la difficulté, oubliera celui ou celle qui a cru en lui? Pourquoi tendre la main à un enfant, si demain, il choisira d'appeler « maman » celle qu'il a laissée dans la rue, ou « papa » celui qui l'a rejeté? Ce type de trahison émotionnelle détruit peu à peu l'élan de solidarité. Mais au fond, le problème va au-delà de la simple ingratitude. Il touche à notre idée de mérite. Ceux qui aident attendent, non pas des éloges pour toujours, mais un minimum de respect et de reconnaissance sincère. Or, cette attente reste souvent sans réponse. Le sacrifice, l'amour et le soutien offerts pendant les moments les plus difficiles sont souvent oubliés. La mémoire collective préfère le lien de sang à celui de loyauté, le lien biologique à celui du cœur. C'est pourquoi certains choisissent de ne plus participer. Ils regardent de loin, ils peuvent éprouver de l'empathie, mais ils n'agissent plus. Le risque émotionnel est trop élevé. Donner sans rien recevoir fait mal, et voir ceux qui n'étaient pas présents prendre le devant de la scène crée un fort sentiment d'injustice. Cependant, il est important de se souvenir que faire le bien ne devrait pas toujours dépendre de l'appréciation des autres. La véritable bonté est désintéressée, dit-on. Pourtant, les gens ont besoin de sentir que leurs actions comptent, que leur participation a eu un impact. L'ingratitude répétée peut progressivement décourager l'envie de faire le bien. Elle éteint la passion chez les altruistes, et c'est toute la société qui en souffre. Pour que l'aide aux enfants des rues revive avec force, il faudra aussi apprendre à reconnaître publiquement et sincèrement ceux qui ont aidé à ses réussites. Car derrière chaque enfant sauvé, il y a souvent une personne anonyme, un cœur généreux, une main tendue qui n'a pas cherché la gloire, mais qui mérite au moins la chaleur de la reconnaissance. Bon les amis, c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.